asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla moom mi ñu may xel ak xol sant ko si mboolem xéwal yi ñu defal delloo njukkal mboolem ñi ànd ak ñun si jataay bi di xel ak xol diggante altine ba alxames 6h ba 7h si ngoon fii ci 2STV jotaay bi nag xel ak xol la tudd xel ak xol ngir waxtaanee ñaari mbir yooyu nga xam ne mooy daanaka doomu aadama. tey jii sunu jotaay xel ak xol ñu ngi si ànd ak Gaspard Camara moom moo yoroon parti yu PVD bu sëñ Modou Kara léegi mu am parti boppam na ko leeral léegi ànd tamit ak Kader Dia ñu gën ko xam si DJ Kader moom animateur la si rajo yi ak télé yi Gaspard Camara ñu ngi lay nuyu la ziar. maa ngi lay fay Tunkara. yow tamit Kader la nuyu la ziar. maa ngi lay fay Tunkara di kontaan trop ci teewaat. Gaspard Camara su ñuy wax xel ak xol. yow ban xalaat la lay jox. waaw xel ak xol maanaam benn binôme la maanaam binôme mooy ñaar yoo xam ne benn mënul dem bàyyi sa morom ngir mën a bàyyi fii lu rëy xam nga nit dundam dafa war a xalaat li tax mu ñëw ci kaw suuf war na mun a balaa mu fi jógee bàyyi fii jëf ju rëy boo xam ne dinañ xalaat ne kii bi mu fi jaar de lii la fi def soo amul xelu def ko amoo xolu def ko amaana doo ko mus a jëf ndax di nga am yéene bi day nekk diggante xol bi xel bi waaye Pastef bi endurance bi ak jom ji fulla bi ak endurance bi loolu xol bi moo koy attan. léegi xel bi moom mooy pexe bi nga xam ne mooy tax nga mun a réussir sa objectif. xel mooy togg pexe yi. xel mooy togg pexe yi xel de togg pexe yi di wax xol bi muñal dina baax ndax xol bi mooy attan mettiti soo attanee métti di ba bëgg a lâché xel bi moo génne déedéet muñal dina baax ndax déggoon naa mag diw amoon na mag diw amoon na kii fi defoon nii su ko defee day soññaat xol bi amaat courage demaat ci kanam. est-ce que Kader yow Gaspard lu moom doy na waar lool. waaw li mu wax xel dégg na ko. mais Gaspard Camara ndax loolu ñu ngi koy jëfee ci réew mi. déedéet xam nga réew mi yaa ngi ma yóbbu sax ci li ma doon bëgg a waxtaanee yaa ngi ma dugal ci vif du sujet. maa ngi lay remercier déjà nga dal ma ci sa émission bi mu jox ma possibilité ma exprimer wu ndax jamono bu ne ak li mu laaj ak waxtaan bi mu laaj may jaale waa Touba Serigne Bass Baara ñu fi jóge di ku baax yàlla defoon nañ ci ëllëgu màggal gii ñuy jóge ñu bokk benn jotaay di reer wax dëgg yàlla maa ngi koy jaale umma islamique bi yëpp ak Sénégal yëpp xam nga suñu réew mi dafa am problème historique. loo xam ni si démb la jóge. ci démb la jóge soo gisee ñuy faral di naan au début des indépendances ñun suñu PIB ak waa pays émergents Corée Chine Corée Japon yenn dëkk yi ñoo tolloon ba pare ñuy jaaxle li tax ñoom li ñu mën ñun mënuñu ko daa fekk bokkuñu cosaan. cosaan ñoom seen cosaan daa gën a yàgg suñu cosaan. ñoom ñu ngi woon ci empereur yi ci civilisation Ming kon seen xel ak seen xol ni mu la ko mën a misaalee ni ñu ko mën a déggee mooy tàggat dañ ko ay junni at ba li muy attan ak li muy séent ak li muy séttu day mel ni mooy gën a rëy ñun suñuy mbébét ak suñuy gis-gis. moo tax ñun li ñu xaw a manqué ñun ci suñu réew. mooy ay kilifa yu mel ni ñoo xam ne dañuy ñëw lu ñu mën a tuddee ci français libre penseur ñoo xam ne ñuy ñoddi askan. ñun fi mu ne nii ay ñoddikatu askan. doon ay locomotive doon ay bopp autorail bi nga xam ndax xam nga li gën a décevant mooy boo xoolee jamono ñoom Serigne Touba El Hadj Malick Sy El Hadj Omar Foutiyou Tall moyens yi ñu amoon ñoo gën a néew moyens yi ñuy am. foofu. mais dafa mel ni jom ak fula bi newoon ci ñoom. dafa jéggi dayoo ba ñu réaliser yoo xam ne ba léegi ñii ak moyens yi ñu am yëpp technologie bi ak moyens yi pouvoir politique yi pouvoir financier mënuñu réaliser lu rëy li noonu. moo tax dafa laaj jamono ji benn prise de conscience ba xam ñun dëgg-dëgg est-ce que ñun bëgg nañ dëgg-dëgg
émerger. Loolu de Kader ndax maanaam laaj bi mooy ndax ñun li ñuy wax nii ni mu amee solo si xel ak xol ndax réew mi ñu ngi ko fiy jëfee Gaspard maanaam tey lan nga bëgg leeral dëggantaan. xam nga li mu bëgg a leeral xam nga jamono wax dafa jot maanaam bu ñu ñëwee ci plateau bu ñuy xeeb ñi ñuy déglu ndax ñi ñuy déglu ñoom it am nañ xel. baax te Sénégalais daa am xel. te Sénégalais dafa am xel xam nga. colonisation bi jeexitalam mooy indi fi république jeexitalu colonisation mooy assimiler peuple bi nga coloniser ba def mu am république ndax ñoom dañu jàpp ne évolution bi nit gën a am mooy démocratie ak république ci état de droit léegi ñoom ci loolu ñu bëgg a yóbbu léegi nag loolu ay jéego la. indépendance après indépendance ay programme ajustement structurel développement croissance accélérée jamono ji ñu ngi ci émergence moo xew fépp du exclusivité sénégalaise parce que ba léegi li naqari mooy lépp li xew fii ñu ngi piloté fële. ay modèles la yoo xam ne ñu ngi ne aji nii la léegi yéen ñëpp wax leen seen waa réew lii la waaye li ñu mën a jéggal ku mel ni Senghor ñu mun ko jéggal Abdou Diouf ñu mun ko jéggal sax maam Ablaye Wade mënuñu ko jéggal Macky Sall. ndax Macky Sall président Macky Sall li ñuy wax ñun ñii ci plateau bi moo ñu ko gën a xam. te moo ñu ko gën a dund te ñoo bokk jamono. mu bokk ci ñi nga xam ne jéggiw ñu ndox ngir jàngi fii lu ñu jàngee. muy benn produit sénégalais. kon moom ñu ngi doon séntu ci moom bu yàlla defee mu jot réew mi donte politique politicienne kenn mënu ko fa jëlee di carrément parce que dafa am ay intérêt. ñu ngi doon xaar ci moom mu poser ay actes yu mag yu jëm ci Afrique ay actes yu mag yu jëm ci Sénégal ay actes yu mag ci jëm ci développement national maanaam lu ñuy wax ci économie créer des champions sénégalais. damay jox exemple rek keroog bu ñu waxee ne Wari dafay bëgg jënd Tigo. Sénégalais yëpp tëb. ñëpp ne waaw léegi ñu sànni suñu puce am nañ léegi benn opérateur sénégalais ñëpp a bëgg boobu sax nit ñi xam ñu li xew waaye yëg nañ ne am na benn succès sénégalais. premier ministre recevoir monsieur Mbodj président recevoir monsieur Mbodj mais affaire bi ni mu mujjee dafa mel ni dafa am queue de poisson xamuñu fin bi ba léegi ñu ngi dégg sax ay justice après ñu ne non Yérim Sow moom c'est-à-dire que chef de l'État du ay tali rek du ay pont. loolu bu njëkk loon chef de l'État dafa war a rassurer réewam. dafa war a dalal xelu nit ñi. ñu xam ne am nañ kilifa gis nga kilifa du caagi ne kilifa laa kilifa santul laa kilifa nga ni ñuy war a dem ba ne dëgg waa ji kilifa la. ndax suñu xel bu jaxasoo daf koy dal. mais yow daal da nga loolu daal nga fi gisul mais waxoo comme opposant. déedéet non c'est-à-dire. parce que yow opposant nga quand même. non man du ma opposant man patriote la c'est-à-dire que il faut aussi ñu dindi ce clivage là. parti de l'opposition wala parti du pouvoir am na ñoo xam ne ils sont. mais tey ni ngay waxee nii ni président daf la bett président dalalul xel yi tey boo bokkoon ci parti président wala mouvance président doo wax loolu. mais justement loolu moo tax léegi politique Sénégal dafa daxari parce que fii nga bokk moo lay obligé nga am noo waxee. looloo fi am nag. looloo fi am léegi nag su dee noonu lay demee day indi li sama xarit bi doon wax léegi dañu nekk toujours ci éternel recommencement. parce que li ciy def lu baax doo ko nangu li ciy def lu bon doo ko nangu fi nga féete rek ngay wax ni moo baax. waaw loolu nag du doxal réew moom loolu du doxal réew. loolu dëgg la te réew dañuy moytu di pàddante. di pàddante ku jóg rek daanu loolu dafay nekk lambi golo. te lambi golo moom daanaka kenn du si gagné dara. Gas yow Gas mbir mi boo ko doon tënk lan ngay wax. su ma ko doon tënk ci baatu tubaab laa gën a mën a tënk tâtonnement et amateurisme. moo fi am. tâtonnement et amateurisme. mais gars yi da ngay sànni xeer. non du sànni président président xoolal Tounkara man je suis un patriote xam nga gis nga. mais àndoo ak président. non du affaire du ànd ak président fi mu ne nii damay ñëw rebondir ci affaire loyer bi dañuy jékki-jékki ne dañuy voter benn loi. loi bi ci loyer bi la na ñëpp wàññi 12%. amul étude préalable amul faisabilité amul. surtout suivi moo amul. voilà suivi même après mais avant déjà de faire une loi comme ça. parce que c'est une loi extrêmement importante. doo xam kan moo investir immeuble am léegi tu crées des délinquants
de l'immobilier. de l'immobilier. loolu qui vont dire voilà dama war a tabaxaat. il faut nga génn parce que les gars ils trouvent toujours des sous-profits. léegi loi bu am mën nga ko contourner. loi bu am mën nga ko contourner léegi ñu ngi nii ñu ne le 7 décembre dañuy ubbi aéroport bu bees mais pourquoi le 7 décembre am na urgence bi am na. président moo ko wax. waaw mais justement mais est-ce que li war a mat ci aéroport bi yëpp mat na. parce que ñun xam nañ ne matul parce que ñu ngi agressé ci autoroute bi. ñu ngi waxoon fii TER mooy jël nit ñi aéroport di leen indi jaay leen ay rêves yoo xam ne c'est-à-dire il y a trop de communication dans le gouvernement Macky Sall et de la mauvaise communication. Il y a pas de suivi c'est des effets feu de paille. affaire xale yi ñu waroon jëlee. xale yi jëlee ba léegi moom jékki-jékki jël xale yi jékki-jékki ne non léegi dañuy def c'est-à-dire et puis mooy li ma doon sànq gis nga boo yilifa ay nit bu leen nax. waxtaan ak ñoom. naxaate dafa am daal. man léegi ñu ne 2018 année kii la ni nga ko tuddee. année sociale qu'est-ce que ça veut dire une année sociale. mais franchement. année sociale mooy dimbalante. mooy dimbali kan. askan wi mais pourquoi tu attends la dernière année 2019 pour dimbali yow depuis bi nga commencé. mais dañuy politique tamit nag. mais justement nag xam nga li gën a rafet. nga ñëw ne léegi man jaay naa pétrole bi am naa ci 50 milliards. léegi dinaa def 50 milliards pour ñi nga xam ne dañu bëgg a béy c'est-à-dire il faut communiquer avec ton peuple nit ñi bañuy sax. nga buxum bañu nga sàcc mais nit ñi xam sax fi nit ñi bañ nañ sàcc. non waxin la parce que c'est la politique politicienne fi ñu ko fekk on n'attend pas qu'il soit parfait mais qu'il y ait un minimum de communication mais yenn saa yi c'est comme s'il insultait notre intelligence parce que tamit 2018 ça va être une année sociale qu'est-ce que ça veut dire non gars yi nañu politique loolu moom comprendre parce que galgal la mais affaire aéroport bi nga doon wax gas c'est très très sérieux parce que xam nga boo demee si réewu tubaab yi ñoom ñëpp aéroport dëgg la dañ koy yóbbu si àll ba mu sori mais nag dafay am train yu baax ba pare yomb yoo xam ni affaire ay 30 kilomètres mais da ngay dugg fay ay 15 euros. xam nga mu yóbbu la train boo xam ni du taxaw fenn. da lay jëlee centre ville yóbbu la biir aéroport nga wàcc te kii bi gare bi si biir aéroport lay nekk. ay Vienne ay Paris nga wàcc dugg sa mais tey boo buggee jógee Dakar dem Diamniadio jël autoroute bi. mais gas ñu bëri dañu raté seen avion ah. non waxuma la de mais yàlla nañu àgg parce que ni ñu sànni xeer nga xool ñu agressé la loolu moo xew fi mu ne ci péage mais ba pare embouteillage éclairage bi fa am mais voilà parce que tey jii boo xoolee fi ñu wax ni fa la aéroport bi nekk nga jaar fa guddi boo xasee ak si Thiès da ngay tiit bu ñu la nee fii avion ne fi wàcc te ñu ngi toll ci non affaire bi parewul complètement non parewul d'accord nañ mais alors c'est quoi l'urgence mais président dama xam nga des politiques damay citer benn société boo xam ne du ma wax nit ki pour bañ def publicité dafa investir 400 millions de francs CFA benn jigéen ci benn terminal VIP ci aéroport bu njëkk bi bi mu pareeg léegi matugul un an yow siiwagul sax kooku dafa jékki-jékki ci télé bi la yéegi nit ñëpp ne aéroport bi day tux kañ la koy amortir loolu moom non kooku waxuma la amortir sax mais suñ ko joxoon sax beneen place ci aéroport bu bees bi joxuñu ko daal mais ñi ne ci aéroport bu yàgg bi ñoom ñëpp fi mu ne ni xamuñu fu ñu jëm mais c'est extraordinaire non affaire bi moom parewul 100% loolu moom vraiment ñëpp d'accord nañ si mais Gas yaa ngi doon wax sànq ne bon gis nañ actualité affaire Assane Diouf ñu jàpp ko yow loolu ban jàngat nga si gon def xam nga Assane Diouf jàngat bi ma ci am xam naa ne dina xaw a déranger Assane Diouf c'est un phénomène de société mooy xamoon nañ ne lu mel ni dina am mu nekk Assane Diouf wala mu tudd Modou Diakhoumpa wala Ablaye Ndiaye kenn la si ñun waaye xamoon nañ ne lii dina am ndax Assane Diouf dafa am ñaari jàngat yu doy waar yu ma ci def jàngat bu njëkk bi mooy Assane Diouf saaga na chef de l'État inquiété wul ñëpp dégg ko Assane Diouf saaga na procureur général de la République du Sénégal inquiété wu Assane Diouf saaga na porte-parole confrérie Mouride mu inquiété wu ça c'est grave dans une république je ne parle pas du Sénégal que je suis. saaga nañ président saaga nañ procureur dara. mais saaga nga porte-parole Mouride rek. kaso loolu dans une république c'est extrêmement grave te man taalibe la Mouride la mais dans une république c'est extrêmement grave ça montre ay failles yu bëri yi am benn. deuxième jàngat bi mooy Assane saagul sax au début sëriñ bi dafa poser benn question. dafa laaj sëriñ bi dafa am ay milliards fan la jëlee milliards yi. man xaw ma ndax sëriñ bi am na milliards de. man xaw ma ci dara. waaye connotation politique bi ci am. mooy ñi nga xam ne dañuy yor baatu diine wala baatu mbooloo di ko monnayer ci kilifay politique yi ngir am dara foofu la laal. le problème c'est pas Serigne Bass c'est pas la personne c'est le statut. mooy Serigne si nga xam ne tey nangu nañ politique yi di leen jox xaalis. voilà
loolu yàgg naa ko wax de man. te loolu c'est notre problème. yàgg naa ko wax de. moo tax ma ne Assane Diouf bu ko waxul woon keneen dina ko wax ba keneen dina ko wax te keneen ginnaaw Assane Diouf dina ko waxaat. mais man dafa am foo xam ni Gaspard maa ak yow dañ fa ànd. mooy Assane Diouf man. musuma ko déglu. parce que man du ma déglu ay saaga. tout à fait. mais lu wér nga wax Gaspard ne phénomène de société la si ñun la bokk ñun sénégalais. dañu gaaw si ñett. yoo xam ne moom la Assane Diouf di def. bi njëkk mooy. ñun dañuy gaaw si juger. moom Gaspard dafa nangam moom dafa sàngam. juger la ba pare saa yu ñu la juger condamné la. ñetteel bi saaga. dañuy saaga si kër yi. yaay yi dañuy saaga doom mag yi dañuy saaga rak réew mi ñëppay saaga. léegi nag kii ñëw tey moom ku mu jàpp rek juger la condamné la saaga la. surtout ñun loolu la ñuy def. Gaspard li xew assemblée tamit kéemaan a ngi si. bon. bettu la yow. xam nga Tounkara bettu ma xam nga lu tax bettu ma ndax encore une fois ñaari jàngat laa ci am c'est vrai qu'aujourd'hui ñëpp Khalifa la ñuy soutenir seen xol mais man je dis Khalifa il a joué il a perdu c'est triste je le dis de manière très froide mais il a joué et il a perdu parce que man dooma jiñ sàcc sama axe de défense ma teg ko ci Samba Gueye ba Pape Diop noonu la ñu doon sàccee moo tax man tamit noonu lay def loolu man je trouve ça vraiment léger deuxièmement ci campagne législative yi dañu utiliser benn argument de campagne ne boo leen falee Khalifa dina génn kaso alors que ñaari yëf yooyu joteewul dara ñu jël axe boobu Khalifa am baat yu doy mu gagné génnul kaso léegi nag xëy na président Macky Sall mënoon a def tuuti indulgence génne ko mais président Macky Sall aussi day xeex avec les armes qu'il a. waa ji nee na sa poste laa bëgg sa place laa bëgg du ma ànd ñi nga xam ne dañuy la topp sa ginnaaw dama ñëw affronter la. mu yóbbu ko ci kaso. mais tout foofu affaire droit la parce que sunu réew dañuy wax ne bu ñu la jàppee tant que àtteeguñ la yow defagoo dara. voilà bu la juge àttee teg mais man. mais dañoo jaxase sunu xel Tounkara. ñun amatuñ c'est normal mais non politiciens yi. loolu nangul naa la ko. député la du député léegi ñu ngi suñu immunité parlementaire xamatuñu. lan la ko nangul jaxase nañ ñu. mais daa nangul naa la ko. mais politiciens yi si loolu la ñuy dox. jaxase suñuy xel. exactement su xel yu jaxasoo moom moo tax ñoom ñuy dem. mais man benn affaire dama ko gëm quand même. mooy yoon mooy maanute. yàlla dafa bëgg ko maanu. léegi jalgati yoon. instrumentaliser justice. comme ni ñu koy defee nii. pour man benn njaaxum la boo xam ni. sa ruux lay attaqué. ba pare bés day ñëw. yar woowu nga doon dóoraate. mu ñëw tegu sa kaw. qui règne par le feu périra par le lance-flamme. aywa gas lan ngay jeexale waxtu baa ngi ñu jàpp nag. li may jeexale mooy nañu ñaan Sénégal bi ma gis nañu ñaan yàlla ñiy jullit nañu ñaan yàlla ci niñ koy ñaanee ñii catholique nañu ñaan yàlla ci niñ koy ñaanee ñii leneen nañu ñaan waaye Sénégal bi ma gis. dañ ko war a ñaanal. ndax Tounkara. sa xel dalul de. sama xel dalul recteur UCAD bi ci boppam moo ubbi gémminam ne. il y a 60% de taux d'échec à l'université de Dakar. loolu dëgg la loolu dëgg la waaye nag Tounkara ministère de l'éducation nationale bi war a jàngale tubaab. bu dee slogan d'ouverture mooy ubbi tey jàng tey en wolof. Tounkara qu'est-ce que fu réew mi jëm. ñu toll nii daa mel ni ñun newuñu si siraatal mustaqim. non ñun nekkuñu sax ci siraat. bu ko defee sori nekkuñu ci siraat. newuñu si raay bi daal nekkuñu ci dara. ñu ngi tëñëx yi si àll bi keroog benn incendie bu ndaw parce que la mbay 48 heures Dakar amul courant. te kenn maanaam dafa choqué wul kenn tellement on nous a habitué à la médiocrité. te foofu dafa tellement du ñu tàmmal foofu informel la. informel bu doon sax formel mais tellement du ñu tàmmal c'est-à-dire du ñu tàmmal lu baaxul ba léegi 48 heures Dakar coupé garaawul. jaru manifester tellement dañu ñëw rabaisser à supporter toutes sortes de choses. standard yi dañu wàcce. complètement. c'est honteux c'est triste. Gaspard Camara moom mais Gaspard yow lu tax nga bàyyi sëñ Modou Kara. non bàyyi mu ko sëñ Modou Kara jot naa ko téléphone démb. non lu tax nga bàyyi PVD. waaw PVD bi parce que dañu demoon ba bokkatuñu woon ay gis-gis ci wàllu politique. si lan ngeen juyoo woon. non xam nga le point si on veut focal à l'époque parce que yàgg na tuuti léegi c'était dafa nommé son âme
vice-président du parti bi. fekk man ma nekkoon administrateur. ma ne bon je préfère laisser le couple gérer le parti et moi continuer mon combat patriotique quoi. bi nga waxee loolu. sëñ bi wax nga ko ni yow rafetlu woo. soxnaam di doon vice-président. sëñ bi bon xam nga rek sëñ bi moom bëggul kenn mer. ku bëggul kenn mer moom. léeg-léeg doo mën a nekk vrai leader daal. déedéet du yomb. ku bëggul kenn mer moom. sëñ bi bëggul kenn mer. bëggul kenn mer sëñ Modou Kara moom benn cycle boobu laa ko xam bëggul kenn mer. yow mii bëggul woon nga mer. bëggul ma mer jot naa ko téléphone démb. waaye bi mu bañee nga mer lu tax topp la si ni que bu. soxnaam daa bañoon yeneen mer tamit. daa bañoon soxnaam mer. xëy na. kon daal fu mu toll nii parti bi moom ak soxnaam a ko yor. waa ak ñi fa ne. ndax xamatuma fa lu bëri moom. yow nga dem sañ sa yoonu bopp. est-ce que dialogue politique bi yow woo nañ la. non dialogue politique bi woo ñu ma parce que xam nga man j'aime être conséquent ak moi-même maanaam bëgg naa sama jëf dëppoo ak samay xalaat ak li may def. ak li ngay wax waaw ak li may wax. dialogue politique amoon na bokkoon naa ci bu njëkk bi président woo ñëpp ñu dem foofu wax mais encore la même chose amul suivi. amul suivi. Sénégal moom ñun duñu am suivi de. doy na waar dafa doy. si dara nag c'est-à-dire mais le gën a grave mais que ça ne dérange pas. le fait qu'il y ait pas de suivi ça ne dérange pas. suba dinañ ne fii carte d'identité numérique. xool li mu fi indi ci coow am na ñu fi bëggoon faatu kenn waxatu ci dañuy xaar suba élection war a am 24 heures desaat. waaw ñu bëgg a yëkkati coow li waaw kii. non la démocratie ce n'est pas que pendant les élections c'est tout le temps. mais moo tax Kader li ma doon wax léegi moom dafa am solo léegi élection amul mais ñu ngi wax nit ñi dee leen seen xel yi gën a ubbeeku parce que bu élection ñëwee da ngeen war a voter ki nga xam ne léeg-léeg moom mooy indi njariñ pour réew mi pour tey ak ëllëg mais suñu gis-gis dafa gàtt daal Tounkara pour tey ak ëllëg moo tax ñoom tamit histoire dab na leen ñi doon wax naan PVD république islamique lañ bëgg a taxawal tey jii bi ñu xoolee ni ñu doxalee dafa mel ni ci tànk yooyu ngeen nekk waaye askan bi nanguwuñu ko moo tax tas yi bari li fa génn ak li ci xew yëpp xëy na mënuñu ci wax lu bari mais Kader looy jeexale yow li ñuy jeexalee mooy sant gërëm waaye tamit gën a ñaaxaat li nga xam ne si ni moom moo di téléspectateur yi ñaaxaat itamit li nga xam ne moo di askan bi ci nañu xool fi réew mi jëm nañu xool ñun la ñan ak fi nu jëm nañu xool li ñu bàyyi suñu ginnaaw ak fi nu jëm waaye yow yoon wi ñu jël dalul sa xel yoon bii ñu jël ku mu dal sa xel am na lu nekkul ci yow am na lu dañ ci yow ñuy jiite de nga xam ne ñoom ñu ngi seen dongaasi di ñoom nee nañ lépp baax na lépp jaar na yoon lépp baax na doomu réew mi génn jëm libi ñu leen di jàpp leen jaay jàmm lépp baax na ñuy dee ci géej gi lépp baax na doomu réew mi amatuñu lu ñu liggéey tey jii fi mu toll la ñu bañoon mooy teg baraada yi la xëy lànk bañ a xëy moo fi am parce que xëy ak ñàkk xëy mënoo cee génn galère bi dëkk fi nit ñi la ñuy liggéey mënatuñ ci fay location mënatuñ ci lekk mënatuñ ci naan loo am transport bi nangu ko réew mi ngi dox réew mi ku ne mi ngi dox dafa fekk fa nga toog moo neex moo tax mais réew mi doxul nañ ko waxante dëgg doxul ci benn côté ci politiciens yi ci ñi nga xam ne sax am nañu xëy ba am ci lu ñu yaakaar bés bu ne seen i rongoñ dal seen dënd demal SONES seen lekk boo fa demee léegi moratoire rek la ñuy fayee ko parce que xam nañ nit ñi amatuñ li ñuy fay parce que coût de vie bi moo cher dafa leen a xoj li nga wax nii nee nga politiciens yi xam nañu réew mi doxul mais Gaspard yow bii xam nga ko sëriñ si tamit xam nañ ni réew mi doxul ndax sëriñ bu ne tey li nga boot ñii ñëw yëpp doléance yi sëriñ nekk sëriñ tamit yombul de yombul loolu vraiment sëriñ si ñu ngi leen di si massawu parce que léeg-léeg da ngay xëy ubbi sëñ bi bu ubbee di nga fekk junni nit toog di la xaar kii ak téeméeri enveloppe kii yor soxla dëgg la kii yor waaye tamit la ñuy jot séddale wuñu ko buñ ko séddale woon équitablement mais dinañ ko séddale nag du am non dinañ ko séddale parce que xam nga léegi ki ñëw tey ne la dama am ordonnance boo ko joxee mu jënd ordonnance problème am réglé wul suba kooku day am problème mu ceeb mais dama bëgg nekk li benn anecdote waaw Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ko yàlla yërëm dafa mës a jàkkaarloo ak Cheikh Fall Baye góor mooy taw sëñ bi Moussa Fall Baye Fall mu ne ko bu doon sama sago de fi ngeen ne lay ne ndax jàng naa alxuraan gisuma benn aaya buy digle di jot gis naa aaya yu bëri nag yi digle di joxe waaye gisuma aaya yi digle di jot te comme yéen a ngay joxe wóor na ma ne yéen a ngi ci li alxuraan wax moo tax bu doon sama sago mu ne ci yéen waaye ni ma ngay faje mooy loolu leen ma jox rek ma joxewaat ko. est-ce que sëñ Cheikh Gaïndé Fatma yàlla na ko suñu borom dolli leer ziar sëñ Ismaïla Mbacke sama wëllëre sama doomu ndey xel ak xol tey ñu ngi si àndoon ak Kader Dia DJ Kader ak Gaspard Camara vraiment ñu wax fi lu am solo loo xam ni kilifa yi jiite dañ si war a bàyyi xel lool xam nga solo bi Kader li mu am mooy ñu ngi alerté. ñu ngi leen di wax ni attention te booy jiitee ay nit.
ku si mënti nekk donte ay melentaan nga jiite benn melentaan su jógee taxaw ne attention war nga ko déglu war nga ko bàyyi xel parce que benn teq bu ndaw mën na tax ba gaal gi yëpp suux te loolu kenn ñaanu ko yàlla kilifa àdduna yi kilifa diine yi dañu bàyyi xel ne que askan wi fu mu toll nii ñu ngi jooy seen coono te loolu du jàmm kenn delloo njukkal Papi Dieng ak Amdi Moustapha ñoom ñoo nekkoon tey si caméra yi Amad Ndiaye moo nekkoon son bira vidéo Nafi Diagne moom moo ñu maquillé et Lay Sarr moom moo réalisé émission bi delloo njukkal Kaja Sao dans Marquise Couture fii ci usine benn tali moom moo ñaw lii sunu ay gan nag dañ leen defal teranga boo xam ne waa ayama ñoom ñoo leen ko jox dafa sa bopp yéen ñi nga xam ni yaa ngeen ñuy bàyyi xel ak xool diggante 6h ba 7h fii ci 2STV ëllëg bu soobee yàlla si lañ leen di jox rendez-vous fii ci 2STV la première chaîne de télé privée au Sénégal